salaamaaleykum mbokk yi man Seydina Seck maa ñëw fas yéene waxtaan ak yéen di rek ay leeral yoo xamante ni dama ko fas yéene indi ndaxte depuis ci suba ba léegi maa ngi jot ay message ñu di ma laaj lan moo waral ma jël décision arrêter samay activité ci mouvement Defar Sénégal te ci lettre bi sax bindoon naa motif personnel mais xam naa ni sama gars yi yu ci bari loolu doyu leen ñu ci mel ni ñoom Adama Diouf di ko nuyu bu baax man lu ma boole ak Mamadou Sy Tounkara du mouvement Defar Sénégal moo ñu boole suñu xamee moo jiitu lii te nekkul it lii moo koy yàq c'est un frère et il le restera toujours dafa nekk loo xamante ni ñun dañu amoon benn mouvement boo xamante dañ ko tuddee action pour la diaspora ndaxte ku xam Seydina Seck ci mbirum diaspora di xeexal immigré yi ci la ëppoon ci lu muy yëngu ndax bëgguñu woon laale lépp loo xamante dafa jëm ci wàllum politique gannaaw ba ñu voté référendum bi ñu defoon ci benn charte boo xamante dafay permettre député yi ñu am ci 15 yoo xamante dañ leen tànnee ci diaspora bi ñu ci bari ñu ne ma nag rawatina ñu bokk ci mouvement bi gannaaw ba yàgg nañoo gis sa yëngu di xeex li nga xamante ne mooy taxawu immigré yi ak li nga xamante ne moo leen di jëmale kanam ak lu leen di jàppale pourquoi pas ñu tànn la nga jiite la nga dem bokk ci élection législative yi man nangu ko ñu xam ni aussi loolu dafa laaj ay moyens déjà caution bi ak lu jëm ci wàllum campagne yi moyen la ak 30 000 signatures yoo xamante dañ ko doon laaj amuñu ko ndaxte bët tamit du yenn waaye xam na lu bopp attan suñu gëm-gëm mooy mën nañu ànd ak ku nekk ba mu des ay parti politique ñu gis ni benn liste indépendante lañ ci xamoon muy bi nga xamante ne mooy Defar Sénégal bu Mamadou Sy Tounkara jiite yàlla def ñu ñëw waxtaan ak moom mu jël cër boo xamante ne jox ñu ko ne ma lépp lu jëm ci wàllum diaspora bi teg naa ko sa loxo xoolal lu la neex nga def ci donc ba ko ciy gërëm encore une fois ñu ànd di liggéey daanaka mouvement boobu lu ma fa amuloon man la neex donc ma ñoom ñëpp ma leen ciy remercier encore une fois ci loolu la ñu àndee choisir liste indépendante boobu ànd ak ñoom donc mu nekkoon benn alliance boo xamante ni action pour la diaspora da ko defoon ak Defar Sénégal ba élection législative yi passé fa la waroon a yem mais doo jékki rek li nga xam dafay doog a juddu nga bàyyi ko noonu il fallait que ñu gunge leen ba ci kanam taxawal leen ay base ci diaspora bi yàlla dogal tamit élection législative yi Europe du Sud ñu fi jël 5e ginnaaw wattu Sénégal ak Benno Bokk Yaakaar ak Manko Taxawu Sénégal ak waa PUR ñun ñoo jël 5e position ay ñoom Sonko ay ñoom Abdoul Mbaye ñoom ñëpp yàlla dafa dogal ñun ñoo leen fi rawoon donc ñu ko ci ñu leen ci sant ñun immigré yi bu baax loolu moo ñu boole woon ak mouvement Defar Sénégal ba mbir mi amee tamit bu ngeen xoolee lettre depuis le 24 octobre laa ko bind ba ma ko bindee peut-être mu am mu dajeeg coow loo xamante ne moo fi am ci wirum lu jëm si wàllum Tounkara ne dafa transmet dem APR loolu ça n'a rien à voir ak démission yi pour ma leeral ko parce que message yu mel noonu laay jot depuis ci soo ba léegi ñu ne ma ndax da ngay bañ a transmet ànd ak Tounkara encore une fois transmet wul consultant la mu am benn mission bu ñu ko sant ci agence boo xamante ne soxla nañ wàllu communication ci énergie mu dem di fa liggéey ak ñoom bu mission bi jeexee dafay arrêté man loolu laa gëm te loolu la ma wax tamit def naa moom amoon benn interview boo xamante ne presse yëpp si yëpp reprendre nañ ko te loolu la fa wax tamit man nag du ma préjuger nit li nga xamante ne li nga ma wax man loolu lay jàpp man ba keroog may gis le contraire te lu ma wax tamit gëm naa ko te xam naa ni transhumé wul demul APR man nag li ma décision bu ma jël sans rien à voir ak li nga xamante ne moom la Tounkara ne moom lañ koy waxal tax ndax tamit gëwma ko donc sama mbiru bopp la man maa bëgg rek am benn indépendance boo xam dama koy liggéeyee parce que képp ku ma xam-xam ni ci mbirum Sénégal ci lay dox li nga xamante ne moo naqare askan wi ci lay dox ci loolu laa nekk te loolu ci loolu laa fas yéenee dee
amuñu lu dul Sénégal damay faral di wax naan samay combat buñ koy def defuñu ko ngir sénégalais yi dañ koy def pour Sénégal ndax bu dee sénégalais ak sénégalais kese jaru ko donc Sénégal moo tax ñuy sonn Sénégal moo tax ñuy xeex Sénégal moo tax ñuy jël di sacrifier suñu temps suñu lépp loolu laa bëggoon a leeral nag pour wax ni encore une fois nekkul ni mbir bi nga xam moom la ñuy tax moom la Tunkara wala la ñuy tax defar Sénégal moo tax ma dem samay mbirum bopp laa bëgg a gën a am indépendance ci sama liggéey loolu moo tax ma jël décision bi mais amul benn xarma yàlla ak waa defar Sénégal encore une fois tey laa leen gën a jàpp tey laa leen gën a fonk te gëm naa li ñu nekk bu ñu ko gëmee mën nañ ñëw dem fu sori ndax dem gis naa ñu def benn campagne di ramasser lépp luy mégo cigarette ci Dakar loolu yaakaar naa ni action yi mel noonu yu baax la donc ba leen ñaanal aussi bon vent et bonne continuation xam naa ni nañu gëm lu ñu nekk mbokk yi beneen mbir mi ci mbirum Khalifa Sall yaakaar naa ni il faut ñu wax ci ndax nag lu ëpp tuuru te ñii ku leen bàyyiwul yaakaar naa ni galu ñaan gaalu dof du teer wala buy teer tam du teer fuy neex ay mbokkam mbokk yi ump leen ni ñi ngi jël Khalifa Sall di ko teg loo xamante ne jaaduwul du dëgg te du yoon président de la république nekk lu jéem a jël ay ñi nga xamante ni war nañ ko war a mën a sonal ci élection yi mu écarté leen ndax nan la ñuy war a mën a nangoo ñu taxaw ne ba ñuy Khalifa Sall amul benn immunité parlementaire ba ñu koy jàpp bañ ko fale ba pare ñu ne nañ war nañ ko bàyyi ñu ne amul immunité parlementaire bu tax ñu war ko bàyyi parce que ba ñu koy jàpp nekkul woon député tey ñu war ko tey ñu ne léegi dañuy lever immunité parlementaire am xoolal boobu incohérence rek fan lañ teg loolu nañu bàyyi jaayanto doole bu ñu nekkee Macky Sall ba mu demee keroog di xoo dem ca prison Nelson Mandela ba war a mën a xelam war naa dellu ci lu bari ñu koy diite nag di ko conseil waxuñu ko dëgg président wax ko dëgg mooy na libéré doomu jàmbur bi te jéem a diriger le Sénégal dans la paix ñun ñëpp benn lañu te it xamante nañu démb ñëpp fii lañ ko fekk procureur dégg naa ko muy taxaw di jéem a menacer Barthélémy Diaz ne dootu nangoot kenn kuy saaga xam ngeen yaa une semaine waxoon naa leen ne leen Sénégal dafa am ay problème yoo xam ne tant que lijjanti wuñu ko waratuñoo tëj kenn ci article 80 wala pour injure publique ndax ku fi taxaw di leen saaga ndey ñoom ñëpp commencé ko moom ci procureur ci président de la république ci autorité yi ci sëriñ yi ci ñëpp taxaw di leen saaga ndey saa su ne ñu jël di ko bàyyi muy doxi soxlam kii ñëw taxaw wax benn mbir nga ñëw nga taxaw di leen menacé xam nga tamit am na yoo xam ne fu ñu ko teg yow kii saagawul dafa artu ñi di magistrat yi wax leen ñu fàttaliku li nga xam moom la ñu waatoon te ñu doxal mbirum Khalifa Sall seen àqula taala dafa leen mettre en garde insulté wu leen comme yow nu la waajooy saaga yow procureur comme nu waajooy saaga suñu justice sénégalaise comme nu waajooy saaga le président de la république yow nga dangay jéggi kooku dem di attaquer ñële xam nga lii day wane encore une fois tout le temps muy wane dossier bi c'est 100% politique yow daal yar bi danga koy génne rek selon nu mu la arrangé selon nu mu la arrangé rek la ñuy mën a génne yat boobu ndax lan une justice à deux vitesses loolu ngeen bëgg a appliquer Sénégal loolu du dem njiit boo koy nekk da ngay mën a yemale ñëpp loolu mooy dëgg mooy yoon mënuñoo comprendre tamit li nga xamante moom la ñuy jiin Cheikh Amady 22 milliards yoo xamante sénégalais ñi ngi laaj xaalis boobu fu mu dugg ñu bind waa CREI ne woy setal nañ la Luc Nicolaï dem na APR yaakaar naa loolu umputul kenn te pourtant ñu ngi nii condamné ko ba léegi déggoo la ñuy jàpp nañ ko musoon ne am na benn condamnation bu njëkk ñi naan jabar ji dafay xaru la ay yo ba tey déggoo la ñu ne jàpp nañ ko nañu bàyyi di diviser sénégalais yi waruñu leen gën lee bu ngeen bëggee tey arrêté saaga yi Sénégal wala ngeen arrêté ko wax yu ñaaw yi am na ñu ko fi jiitu xam nga leen bu baax heure bu ngeen xëyee yéen a ngi leen di gis
foofu ngeen koy njëkkee ñu xam ne yat bi amutool ragalu leen ci kenn mais faut pas ngeen nekk fi di jéem a xubti nit ñi wala di jéem a tiital nit ñi loolu du jàll Sénégal bi ñu toll en 2017 loolu du fi jàll bu ngeen bëggee jàmm tamit bàyyi leen doomu jàmbur ji nga xamante ni lu mu def yaakaar naa ni kenn gisu ko wër ngeen ba sonn bëgg ngeen ko taxal bëgg parce que yaakaar ngeen ni kii war na leen war a mën a jiite ngeen bëgg di ko coller motif saa su nekk bu ngeen paree ci moom ci Ousmane Sonko la ñuy gis léegi da ngeen dem lu ñu ko commencé di ko accuser te Thierno Alassane Sall bi yow na nga xaar sa wàll Abdou Mbaye moom jot na wàllam ba pare Idriss Seck kazalika ba nga fi ko commencé turé na ay chantier de Thiès bëgg ko sulli ba mu bindee benn lettre boobu keroog fa la tëj débat yi ba tey kenn waxatul PS moom dafa dee Tanor moom dafa jaay ngoram Moustapha Niasse tamit la même chose Macky Sall parti yu ko war a mën a sonal lépp tas na leen créé na fi division léegi nag ñu bëgg ñël jël suñu justice bi di ko manipuler ba kenn mënut a comprendre fi mu nekk nii lii dafa nekk injustice boo xam ne malheureusement nag le monde international ñi ngi taxaw di seetaan la France bi nga xam ne dañ ne tey ji ki nga xam ne moo jiite les maires francophones ñu jël ko teg ko ci kaso bi amatul visite sax yoo xamante ne tey un prisonnier normal war na ko am di ko isolé nekk ni bëgg nañ ko néewal doole ba nga xamante ne bu génnee dina tal leneen lu taxaw na day nekk candidat manipulation bu nekk na ñu ngi koy def fu nekk ni pour jéem a xëcc Abdoulaye Wade service moo tax ñu jël ay biir mi delloo ko lépp rek pour mën a xëcc xool ñu koy xëccee am na loo xam ne nag dafa ñaaw ñu wax ko ñu bañ ko wax dafa ñaaw te Sénégal nag toll lañ foo xamante ne ñaaw téef yii di fi am je pense que dafa jot ñu jug taxaw wax ko wala ñu saafara ko ñaaw na trop Barthélémy Dias nag ñi ngi sa gannaaw procureur li nga xam ne da koy wax di xëptu bu mu tax ñu reculer benn pas bu ñu bëggee lu ñu wax xam nañ la racine du mal où elle se trouve ñu fi taxaw di leen saaga saa su nekk nañ jëm lijjanti loolu ba pare ku fi taxaw saaga ndey président ba sonn saaga la yow procureur saaga la justice sénégalaise saaga ñëpp ngeen taxaw di ko seetaan kii ñoo taxaw di mettre en garde les magistrats ngeen taxaw di ko bëgg lan ban Sénégal la ñu nekk nañ bàyyi jaayante doole bi yàlla suñu borom moo ñëpp doole te heure bu ñu ko tooñee mu baal ñu te bu ñu ko waroon te àdduna tukki te si tooñ ko la ñu dëkk lan moo ko fi jar ñun xamante nañu xam nañ suñu démb xam nañ suñu démb xam nañ suñu tey kenn ku nekk xam nañ fi nga jaar ku nekk xam nañ loo tekki lijjanti leen d'abord le problème de 22 milliards yi nga xam moom la ñuy tuumaal Cheikh Amar xaalis boobu nga xamante si caisse de dépôt et consignation fa lañ ko tibbee loolu nga xam information bu Dakaractu publier ko nañu lijjanti loolu la sénégalais yi xam fan la seen 22 milliards dugg ñaar ki nga xamante ne mooy Assane Diouf taxaw di saaga ndey nit ñi saa su ne commencé ko ci yow procureur ak président jaar ñëpp lijjanti leen cas boobu ba pare balaa ngeen wax leneen lu ngeen fi mën a def nag wala décision bu ngeen fi mën a jël tamit un poids deux mesures lay nuru ndax làq sa doom doo doomu jàmbur loolu dafa war a jeex ci Sénégal maa ngi jégalu baax nag loolu laa bëggoon a leeral rek mooy ci wax sama xalaat ci mbirum Khalifa Sall dossier fu mu toll nii ak lu waral aussi sama départ ci mouvement Defar Sénégal mbokk yi maa leen gërëm baax di leen sant di leen jox dig daje ba prochaine fois incha allah jërë ngeen jëf merci beaucoup.